yéenekaay ñu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko mbaa du lépp dafay bëgg a doxe tàbbi géej l'observateur nañu en tout cas ba fi ñu toll nii yëf yi demul cëng dikkul mbaylaar enquête ba buusewul maître journal bi dañu fàttali ne keroog bi mbiree xewee ba am weer maanaam juróom-ñetti fan ci weeru avril gouvernement bi dafa waxoon ne danañu taxawal ab commission bu ñuy boole ñi ci opposition bi ñi ci pouvoir bi ak ñi ci société civile bi commission bu war a càmbar ak gëstu ba xam lan moo waraloon dëgg-dëgg li amoon ci réew mi ci weeru mars l'observateur nañu waaye loolee ñi ko wax ba ñu ko waxee fa la yam amul lenn la ca toppaat opposition bi ñu ne sax dañ leen cey boole ñoom ne nañu ba léegi amul kenn ci ñoom ku ñu sisir ngir di leen wax waxi commission journal Libération xëy di ñu xamal ne yoon di justice fa mu taxawoon ci mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr fa la taxaw ba léegi li koy firndeel yéenekaay bi nañu moo di njiital parti Pastef di Ousmane Sonko dañu ko invité ci ndaje mu war a am ca Togo ñu naan ko états généraux de l'éco ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mee ca la ndaje mu war a am waaye Ousmane Sonko ba léegi mën a gut a dem tribunal moo ko bloqué Ndakaaru kenn ci awakam di maître Bamba Cissé yéenekaay bi nee nañu sisir na juge d'instruction bi ba moom it mu sisir procureur bi procureur wax na démb li mu ci xalaat juge bu deuxième cabinet bi moo yor léegi kàddu gu mujj gi mujj nañoo am ay xibaar yu gën a yaatu ci anam yi xale bu jigéen bii di Khady Diack Fatou ca Louga la amee woon source nañu enquête bi ci waa commissariat central bu Louga di def ci la ñu xamee ne xale bu jigéen bi li ñuy wax ne ba ñu koy fekk mu faatu dañoo yeew loxoye loolee amul musóor ga mu yoroon moom la ñu jël takk ca bakkan bi ngir bañ mu nooy musóor googet moom la ñu takkee woon ay bëtam am na it ay sagar yu ñu ñëwoon ci gémmiñ gi ngir bëggoon mu xëcc leneen lu doole ko ci yëf yi source ne nañu moo di moom Khady Diack waa ji mu doon génnal di ab tailleur bu ñu naan Mohamed Thiam moomet ma nga ca loxoy enquêteur yi àllub Casamance bi ñuy gor di sàkkal bant yi pexe mu di trafic de bois Le Quotidien nee nañu soldat yi Sénégal yi taxaw nañu temm ci xeex ko mu dakk démb rek am na camion bu yaboon i bant bu ñu daggee woon ci àllub Casamance bi soldat yi ak waa Eaux et Forêts mayuñu ko dara dañu koo dàqi bu mu dugg biir Gambie te taxul ñu bàyyi ko mbir yi ci ni ñu ko Le Quotidien nittilee demoon na sax bu jur fitna ca frontière u Sénégal ak Gambie ndax askan wi dañoo mujj génn bloqué camion bi waa kër Macky Sall yi mu di gaay yi APR yi mayeetuñu dara Sud Quotidien nañu li ñu naan ngàtt genn ngàttaani genn koy facc noonee la ñuy doxee léegi ku wokkati nguurug Macky Sall ñu jug xuri la Ibrahima Bakhoum di journaliste formateur di leeral ci xët mu njëkk Sud Quotidien li mu jàpp ne moo waral ba gaay APR yi am léegi boobu la taxawaay moo di nee na dañoo bëggatu la bayal dara ba lenn di leen ëppi loxo li Quotidien nañu ñoom les cadres républicains wax yu rëy yi ñu fi waxoon professeur Abdoulaye Bathily ba mu ne réew mi ci kaaw la jëm waa LD Debout def nañu ab communiqué di tontul professeur Abdoulaye Bathily secrétaire général par intérim bu LD Debout di Pape Sarr moo signé communiqué ba wax cee wax ju rëy nee na cadre républicain yi ay bokkat lañu ay ragal yu ñàkk jom yoo xam ne bi wax jotee kenn ci ñoom ñemewul woon a ubbi gémmiñam di wax Pape Sarr bu LD Debout ne cadre républicain yi amuluñu Macky Sall njariñ defuñu dara lu dul di ko diisal mu ne li leen war moo di ginnaaw li leen deseeti ci réew mi bariwul nañu bàyyi wax ji tëj seen gémmiñ te liggéey journal bii di L'Info xamal ñu ne cong ak tontu gi ñenn ci waa APR yi def professeur Abdoulaye Bathily andi na ak féewaloo ci biir APR ndax am na ñenn ci ñoom ñu àndul ci li cadre républicain yi def mbuuroog soow di Macky Sall gi Idrissa Seck li ñuy def bu sottee gisandoo lay doon La Tribune nañu ci lu amul benn sikki sàkk ñoom ñaar ñoo ngi nas ab dil bu bees fusion APR réew mi ci loolee la ñuy wax ñu wax ci président de la république Macky Sall mi ñu journal L'As wax ne ci natt ab dayo maanaam popularité am ca la nekk moo waral mu fas yéene sóobooti ci beneen tournée économique ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñett ba altine fanweeri fan ak benn ci weeru mai njiit réew mi Macky Sall nee na dafay dem ci dëkki kaw yi ngir def fa ab tournée économique kawteef li ci l'observateur ci la ñu jëm ubbil yéenekaay bi ci Pikine benn pa bu am 60 ans moo fa dugg ci benn baar dóor ay wiskeem ba ne tangalang di fecc ba far faatu ca piste ba. Savon Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia. ak yoon mu mel ni Sénégal daanaka daal dina am ay jéego yu am solo mu def ci wàllu tëjal géej gi ñu doon def tukki moomee di mbëkk mi association jàppoo ni waxe njiit la soxna Awa Paté Ndiaye ne li ko jaaxal kay mooy ñi jot a rëcc ba yegg fu mel ni ci Espagne ak Tugal ak tumranke gu mitti gënu fa nekkee jamono yi wàllu suuf ak réeroo gi ci fa wërngaloog aéroport international Blaise Diagne ña dëkkee ca gox ba ni bu nu sañoon kilifay aéroport ba dunu aakimoo seen suuf nanu ko nasee jamono yi ndax ñoom dañ fa am bëgg ak yeneen moo waral seen conférence de presse démb ngir yëglu jëmee ci kilifa yi bëgg a teg loxo seen suuf ñu ne Dakar Medina Gounass édition ren bi jàpp fanweer ak benn ci fan ci weeru mai bi lay doon jël nañ matuwaay yépp nag ngir campagne bi jëm ci ñaaxee gi ngir ak moytu jëm ci jàngoroy coronavirus ci technique bi Abdou Thiam. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour
ñu tàmbale xibaar yi wàllu yoon ak àtteb Souleymane Teliko juge la ak Madiambal Diagne mi nga xamante ni moo jiite groupe Avenir Communication tey la war a am ci tribunal grande instance am Ndakaaru ñu fàttali ni moom patron Avenir Communication ci ay xibaar ci grand jury ak RFM daf cee waxoon lu ñeel juge Teliko ci ay frais de mission yoo xamante ni da koo jël ñeel mbiri Hissène-Habré ci anam yu jaaduwul waral woolu gi ci kanamu yoon ndax diffamation ci gis-gisab juge Souleymane Teliko. Gouvernement bu Sénégal ni mu ko baaxoo ñaari ay bés yu ne di janook taskatu xibaar yi loolee ñu nasoon démb ci alxamis ci àllarba ji ngeen baal ma tey lañ koy mujj amal wala boog ëllëg la ndax alxamis tey ji dañu ci amal conseil des ministres waroon am démb ci àllarba ji ci président Sall nekkoon ci Paris kon conseil des ministres mooy am tey bu ëllëgee àjjuma nag gouvernement bi na mu ko ni nasee woon dina amal boobu janoo ak presse bi muy soxna suñu dénk jeunesse soxna Néné Fatoumata Tall nekkoon noonu it naata ngoom yore wàllu emploi monsieur le ministre Dame Diop. RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñetti minutes. RFM rajo askan wi. mbëkk mi Sénégal daa mel ni mu ngi cay gis yi pexe ak tëj géej gi ñi nga xamante ne ñooy jël gaal yi ci anam yi dëppawul ak yoon loolee association bu ñu duppee jàppoo ko xamle présidente ba di soxna Awa Pati Ndiaye ma nga ca Espagne moom li ko jaaxal mu ne kay mooy doomu Sénégal yi teer si foofee ca tugal ba noppi ak tumranke gu mitti goo xamante ni ñoo nga koy dund foofee Jo Maroon. wuute lool ak atum 2021 moom gaal yi nga xamante ne ñoo ngi bàyyeekoo fii ci Sénégal dem ca Espagne te jaarul ci yoon mel na ni wàññeeku na bu baax a baax. waaw situation bi nag moom nañu leen sant yàlla parce que je crois que les sensibilisation bi nga xam ne Sénégal def na ko ci diggante gu gàtt googu xale yi doon jël ndox mi yoon bi di ñëw situation bi dal na. parce que année 2021 bi il faut reconnaître que benn gaal jógewul Sénégal ñëw fii donc ça veut dire que état du Sénégal li mu doon liggéey ak la garde civile espagnole dafa mel ne liggéey boobu la mu jur rafet na. Sénégal jot a indi kaaraange ngir rek tere ñi nga xamante ne ñooy candidat yi bëgg a bàyyeekoo fii terewul ñi bëgg a dem am nañu beneen pexe ca Mauritanie la ñuy faral di jëlee gaal yi. Awa Pate Ndiaye moo jiite association bi di jàppoo. ci réewum Espagne la nekk. gaal yi mujj ñëw yëpp bien que ñu ngi ñëw ni benn bu ñu jógewul Nouakchott wala Nouadhibou Dakhla la ñuy jógee xale yi daanaka jógeetuñ fa di ñëw te ñu fi jot a dugg rek ñoo fi nekk ni ma léegi. Sénégal jot a tëj ay buntam jamono ji ñi nga xamante ne ñoo fi bàyyeekoon ci atum 2020 ci yan anam la ñu nekk jamono ji Awa Pate Ndiaye ne seen mbir jaaxal na ko lool. waaw xale yi jotoon na ñëw nag xam nga bi ñu ñëwee ñoom tamit nit ñi dafa am lu ñu leen doon rumeur yi doon dem muy rumeur yi nga xam ne rapatriement la woon ñi nga xam ne ñoo dawee woon ci hôtel yi abandonné ko wala ci camp yi parce que dañu jàppoon ne bu ñu leen ñooñu mooy ñi nga xam ne tey jii ñu ngi ci di nekk mooy bu fekkee ne amuloo fenn foo dëkk pour fay dañuy nag ñoom seen weeru koor gi rek ñu ci bari ci mbedd mi dem nekk ñun ñoo doon obligé di leen jox loo xam ne moom la ñuy dogee ngoon bu jot. ci gis-gisu njiitu kuréel gi di jàppoo doomu Sénégal yi nga xamante ne ñoo ngi bàyyee ko woon fii nekk ca Espagne jamono jiito jaarul ca yoon ñu bari ci ñoom dellusiwaat rek la ñu soxla. jërëjëf Jo Maroon ci fi wërngaloog aéroport international Blaise Diagne ca Diass ñu dëkkee ci yooyu village ñëw yëglu démb ci conférence de presse dañuy ñaaw lu ñu ne kilifa di responsable yi aéroport yi bëgg a àkki moo juróom-ñaar fukk ci hectare fa ñoom ca muy seen suuf soo xamante ñoom it dañ ca amat mbëbët ak yeneen Abdou Rahman Diallo. ñu dëkkee suun séeréer xesuxaat mbadaat jàmboot ak di ko wër jàpp ni dañu bëgg a nangu seeni suuf waa aéroport Blaise Diagne ñoo fas yéene def li ni mel Mamadou Ciss moo yor seeni kàddu. fii ñu taxaw nii tey di présenter maquette bi tey am na tuuti coow lu mel ni mu ngi ci biir aéroport wala nekkul ci biir aéroport kon dafay jaadu aéroport bu fekkente ne délimitation bi ñu ngi leen koy ñaan bokk ñoom ñu def ko ñun tam ñu gën a xam suñu position waaye fii ñu toog nii gëm nañu ne suñu suuf la te dañ koo war a liggéey loolu yaakaar naa daal mooy kàddu yi dañ ko war a liggéey te pare nañu itam ànd ak ay partenaires pour liggéey ko. ñi dëkkee ci gox yi nga xam ni dafa wër aéroport di xamle ni jamonoy nawet jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel te lenn waralu ko lu dul AIBD. jafe-jafe yi nga xam te ni waa suun ñu ngi koy dund ci aéroport bëri na mën nañ ci tudd lu mel ni ndox mi nga xam te ni bu tawee dañuy sonn lool à cause de lan aéroport à cause de lan canalisation yi nga xam te ni dañ ko versé jëm ci ñun yooyu yëpp jafe-jafe la yoo xam te ni tamit buñ doon ñaan dañu leen ñaan ñoom tam ñu gën a taxaw xool askan wi par rapport ak loolu. ginnaaw bi ñu leen laajtee ñu jiite aéroport bi di xamle ni fépp fi nga xam ne teg nañ fa seeni loxo seen titre foncier la ñu yokk di xamle ni lu jëm ci aéroport bi ak li ko wër seen wareef la pour saytu kaaraange gi. RFM Mbour
Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane réeru suuf yu bari yooyu ci Sénégal nag directeur exécutif bu IPAR di initiative prospective agricole rurale am na ca xalaat moom directeur exécutif bi ne li gënoon mooy dialogue maanaam jiital waxtaan ci lépp ak mboolem acteurs yi laata benn dogal wala benn njoxem suuf Cheikh Oumar Ba ñu teewlu ko ak Pape Balla Gueye. lu ñu woowee ay directives volontaires c'est-à-dire ay charte la adduna bi yëpp presque téeméer ak fanweer dëkk ci adduna bi Sénégal bokk na si ñoo ŋànk charte boobu. dañu wane ni que suuf mënoo ko jël ci sans nga waxtaan ak ñu moomoon suuf si mais dañoo gis ni que suñu loi yi leerul trop parce que parfois loi bu waxee suuf en tout cas réew Sénégal moo ko moom mooy la terre appartient à la nation. ñëpp xam nañu la nation fiction juridique la c'est-à-dire que amul mënuñu wax nation ki diw la ñëpp ñoo ko moom mais lu ñëpp moom tam il faut que ñu am ay manière de le gérer moo taxoon ko à l'époque communauté rurale yi ñoo doon gérer suuf en tout cas domaine national mais ñu gis na ni tey ak communalisation intégrale bi communes yi ñoo koy gérer mais problème communes yi lu ñu am doole surtout ci suuf yi lay jógee le plus souvent moo tax nag dañu am tendance gën a teg bët ci suuf si naka la ñuy def mais bu ñu continuer def loolu dañuy fàtte que dañu am ay jur ñu war a am aussi espace fu muy dëkk ñu war a am lu ñu woowee aussi en tout cas des réserves pratiquement réserves yooyu dafa war a nekk ci wetu dëkk yi pour màgguwaay dëkk yi ëllëg. ñi dëkkee Bettenty ak Niodior di ay villages yu nekk ci département bu Foundiougne ñoom la ñu bëgg mooy seen dëkk yooyu ñu def ko commune diggée bu njiitu réew mi la woon ci atum 2017 ñu ne bu nu sañoon kon ñu wax leen ci lu leer laata local yi 2022 Aminata Goudiaby. Niodior ci commune bu Dionewar la bokk Bettenty bokk bu Toubacouta ñaari villages yi di Niodior ak itam Bettenty président de la République Macky Sall daf leen digoon ne dina leen def ñu nekk ay commune ña fa dëkk nag fi mu ne ñoom ñi ngi xaar boobu léegi dégguñu dara. Bakary Mané moom acteur de développement la ci Bettenty. jay bi fi amoon en 2017 moo taxoon son excellence monsieur Macky Sall bi mu jaalee fii ci la ne waa population Bettenty won leen seen bëgg-bëgg ngir ñu nekk commune te diggée na leen ko diggante boobu ko ab ba tey dossier bi jàll na fépp fu mu war a jaar waaye booba ba léegi dégguñu dara. Lansana Sarr moom mooy coordinateur u APR ci commune bu Dionewar. bi itam enquête économique bi wane na ne ay gox yoo xamante ne mën nañu boot seen bopp te mën nañ demal seen bopp lañ président la Macky Sall ñoo ngi koy ñaan mu accéder ci bii demande. dëkk yooyu nag bu ñu leen defee ay commune ñu ni jafe-jafe yu bëri yi nga xam ni askan yi nekkee ci dëkk ndox yi dañ koy jànkonteel dana wàññeeku bu baax a baax. ci wàllu kayit lépp luy administration ci wàllu projet programme développement compétence transférée ci wàllu développement ci wàllu administration Sénégal bu fekkee ne commune am na développement dina mun a yomb lool. ñoom nag ñi ngi àddu gannaaw ba nga xamee ni dañu dégg ne ci Dakar dafa am ay découpage yu bees yu ñu fay def moo tax nag ñoom itam ñu jàpp ne seen doléance bi autorité yi war nañ cee jóg. dañoo seetlu ne président de la République Macky Sall dafa décidé de dafay def Kër Massar ab département moo tax ñun ñu bëggoon a taxaw rek muy loo xamante ne aussi dina wone vraiment benn correction ne à part barke ji jàllaguñu comme commune. date bi nga xam ne nag ci lañu war a defee élection yeewoo ñu létt. jërëjëf soxna Aminata waa Mousnakh ca xolub Diobass diwaanu Thiès askan wa fa ak seen i jafe-jafe ki mitit ñoom it bu nu sañoon li nga xamante ni mooy naqari dem gi di enclavement pexe am ca naka noonu it seen jege ñaale carrière yëpp fa ci wàllu wér-gu-yaram cooxe gum ci jur ca du poste de santé du courant du ndox fa ñoom Cheikh Anta Diop. Mousnakh di ab dëkk bu nekk ci ab digdigaale ci diggante Tassette ak Notto Diobass askan wi yeewu fi nee nañ ñeenti dëkk yu mag ñoo fi nekk di Ngourbaan Sessène Diack jàpp Kounoune Ngalen nee nañ jafe-jafe yu tar lañu nekk ndaxte ay carrière leen wër Ibrahima Ngom moom moo yor kàdduk ñi yeewu ci dëkk bi di Mousnakh. ngay naan ay poussière ba ñun ñëpp dañoo amee ay feebar yoo xamante ne c'est lié à cela loolu dañ koy décrier. ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu tabaxal leen ay bërëbu fajukaay ngir askan wi man di fa dem. ndax ne Mousnakh lim polarisé dafa bëri. beneen njàmbat loo xamante ni bëgg nañ nag ñu jàppale leen ci moom mooy ay yoon yu ñu mën a jaar. les routes yi nga xamante ne ñoom ñoo mën a Mousnakh yu war a jógee ay Ngunjaan ba Gelor wala dem ba Mbuufuj wala Tassette su ngeen seetloo bi ngeen di ñëw ay yoon yu bon a bon la boo fay jaar say oto day panne que ñu am ay piste rurale day jógee Ngunjaan traversé Mousnakh. te it fii ci Mousnakh ak ay dëkk yi ko wër ba léegi amuñu courant. Mousnakh dafa bokk ci Tassette bokk ci Notto parce que mënuñoo concevoir des localités comme Darou Sène Mbuufuj Ngalen Sessène Diack Mandangri Ngay Kër Souley Paamen ñu bokk ci Mousnakh am ay quelques parties de Mousnakh yoo xamante ne ñoom kase la ñuy électrifié Mousnakh à ce moment là lim gën a manqué
manqué mooy problème ndox te dañoo sonn ci ay coupure d'eau. waa Mbusnaax ak dëkk yi ko wër nee nañ dëkk bi rëy na lool ba tax na ñu ngi sàkku nag ñu defal leen ko ab commune ndaxte këyitug juddu rek bala ñu koo am dinañ dem taset wala nootu te loolee mën naa ñàkk. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. sëñ Cheikh waa Sadio ca Touba ñoom leneen ëlëm boobaak léegi mooy yoonu bon wutali fa ñoom xàll wu yaaw jëm ca Sadio ca Touba daal moo leen ëlëm boobaak léegi ñu ngi sàkku ñu defar ko ñoŋal dër ko ndaxu mbonaay leeral li maxee ma Diop. ngir dugg Sadio na ngay sonn lool yoon bu bon tali bu xonk coy bari ay pax loolee metti askan bi lool ñu ne lii dafa doy sëkk njagandoom di yeewoo Sadio di ab politicien bokk ci opposition bi. yoon wii nañu ko defaral wala boog ñu takkatoo ñu ndaw ñu jóge Sadio dox ba pale boog bu kenn mënta nekk nag. docteur Abdoulaye Niane bu Teranga Sénégal mi nga xam ne fekke woon na ndaje bi moom itam wax ne lii sax nekkatu lu ñu ñaan nguur gi waaye dañ koy artu mu defal leen ko. ñun waa dëkk bii ñun waa département bii dañoo war a ànd ci suñu biir bu ñu àndee mairie Sadio mairie Ngay Taïf ak faneen ñu dajale ko ak département bi téye ko bu boobaa la ñuy régler suñu problème parce que kat yoon bii waruñu koo ñaan Macky Sall ni Sadio day ak ni yoon bi day dañoo war a dem jël suñu wàll ci budget national indi ko defar ci yoon bi loolu du lu ñuy ñaan du lu ñuy yalwaan il faut ñu am suñ fulay bopp. Sadio bari ay jafe-jafe lool bokk na ci ndox muy ñàkk waaye itam yenn gox yu lëndëm yi loolee nag maire bi dimbaliwu leen si benn yoon wu ñu sukkandikoo ci njagandoom. ñu wateel ko lu tolloo 3 millions pour réparation lampe yi 2019 ku gis lampe bu ñu réparé wax ma ko gis naa ci budget bi wate woon 2019 ñu wax ne wate nañ ci fukki millions ak juróom ko yoo xam ne case de santé lañu def maanaam bërëbu fajukaay mais ku xam fu ñu def case de santé wax ma ko man fii ma taxaw danaa bind maire mu ñu woote réunion def évaluation bu fekkente ne ñoom mënuñoo liggéey amuñ ci dara ñu bàyyi jox ñu man. askan wi di yeewoo Sadio daanaka génn bi mën nañ ko limaale ci téeméeri génn yoo xam ne def nañ ko ndax bëgg yoon ñu ne nag ni leen nguur gi jàppale ndax sonn nañ lool Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf soxna Marema wàllu diine jéeg Daaka Medina Gounass atum 2021 ñu ngi ci waajal gi ci bu baax incha allah dina am Daaka Medina Gounass ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ba fanweer ak benn ci fan ci weer wi ba tey di mai am na campagne bu yaa bu nu tàmbali jëm ci ñaaxe gi ñeel moytu jàngoro coronavirus ak la ci matuwaay ci moytu gi muy geste barrière Abdoulaye Diallo. Daakaw 2021 bu Medina Gounass bi ñu fas yéene amal li ko dalee ñaar fukki fan ak ñaar ba fanweeri fan ak benn ci weeru mai bi bile xew-xew diine la askanu Medina Gounass di waajal bu baax a baax ngir loolu jël nañu seen bépp matuwaay lu mel ni setal bérébu Daaka bi Amadou Tidiane Talla di ambassadeur itinérant ca présidence de la République dafa bokk ci dental Daaka. tey jii Medina Gounass Daaka rek moo nekk ci nopp nit ñi moo nekk ci làmmiñu nit ñi Daaka waa dëkk bi yépp ñu ngi foofu di defar seen tente le gouvernement encore vraiment def na effort ndax ministère de l'urbanisme yónnee nañu ay plus de 600 poubelles ak râteaux brouettes et cetera. Actuellement on a mobilisé tous les jeunes de la ville sainte ñu ngi ci mbedd yi ñu ngi ci quartier yi ñu ngi partout pour nettoyer. Daaka ren bi di xew ci anam yi ajowoo wàllu mbas mi mu waral waa dental Daaka fas yéene taxaw temm ngir ñaax askanu Daaka bi ci wàllu ni ñuy moytoo mbas mi. mooy sensibiliser pèlerins yi waxtaan ak ñëpp di leen sensibiliser ci média yi ak ci biir mbooloo yi di leen sensibiliser. ndax ba léegi mbas bi maa ngi fi donc ñëpp dañu war a respecter gestes barrières yi comme médecins yi lu ñu waxee. fàttali ne édition bu ren ji njëkkoon nañ ko jëlal date ci weeru février bi weesu waaye ngir mbas mee taxoon ñu toxal ko ba ci jamono ji RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye wàllu jëflante di coopération diggante Québec ak Sénégal délégué général Québec bu ci Ndakaaru moom daal di wax dogu gu réewum Canada dogu boobu ak léegi ci gunge Afrique rawatina Sénégal ci suqaliku ak lépp lu mu mën a doon ci luy gënal nekkin wi ñeel askanu sunum réew ñoom waa Québec dañu koy déglu sax moom nouveau délégué général Québec ci Ndakaaru ci ndaje bu ñu doon amal ci Canada doon ca xayma juróomi ati délégation générale pour Québec ci Ndakaaru Iya Touré ñu déglu ko ca Canada ak moom Sénégal, l'Afrique francophone a toujours agréablement bien accueilli le Québec. Le Québec Sénégal, est un pays ami, Afrique francophone dañoo mës a dalal Québec ba tax ñu nekk ay xaritu Afrique rawatina Sénégal. Québec nag toll na ci juróom-ñetti millions yi habitants te loolee faw ñu ñoŋal suñu diggante ak yeneen réew yi gis ngeen suñu relation ni mu demee ak États-Unis ba tax na tey jii nii amatuñu choix ñun tamit faw ñu def lu ni mel. Afrique jàpp naa ne opportunité bu rëy la pour Québec te sama liggéey mooy doomu Québec xam
Afrique bu baax a baax ndax perspective yi bari na lool te faw doomu Québec yi gën a intéressé wu ci continent Afrique bi ndax ñi ñu fiy laaj bari na lool ma jàpp ne li des rek mooy ñu gën a am audace ngir gën a mën a saafonteeg ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneeni réew rawatina fii ci Afrique. Et je pense que c'est un marché prometteur pour nous. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi ziar. maa ngi lay fay El Hadj Assane. di ko door rek wàllu judo ak championnat d'Afrique yi nga xamante ni dañu ko daal di kon bokk door ni ki tey jii fii nii ca Dakar Arena suñu roon nag mooy daal di dalal lu ni mel ñàkkul ni dañ si dellu ci lu mu gën a yaatoo si suñu yeneen jotaay xibaar googule tournoi nag dafa qualificatif ca Jeux olympiques yi na ma amal ci été bi foofule ca Tokyo ñu daal di waxtaane wàllu basketball ak basketball Africa League ci Rwanda la ñu koy daal di amal yëf yi nag li nga xamante ne daal mën nañ ko ci jàpp moo di AS Douanes démb dafa daal di ñàkk ci diggante mag doomu Mozambique yi di waa Ferroviaire yu 88 à 74 donte équipe bu Sénégal bi nag ñoom seen ndorteelu tournoi amoon nañ ci ndam waaye yëf yi bu fekkante ne dañu daal leen daal di fakkatal am li nga xamante ni yàq na ko ci yoon bi ndax Sénégal ba tey jii nii ñoom waa douane yooyu de ñi ngi ci yoonu mën a qualifié ci wàllu quart de finale ndax ba ñuy dem loolu doon seen bébét ñu ànd ak suñu ndaw bu ñu tooyal foofu la ci googule tournoi ci Kigali di Mor Basignan. équipe bi dañoo duggee ci match bi ak yàkkamti joué wuñ seen jeu bi ñu def contre GSP dañoo ñëw di jël ay tirs yu improbable tir 3 points amuñu ci réussite en plus sur le plan défensif amul woon stabilité Mozambicains yi ils étaient beaucoup plus agressifs ils étaient beaucoup plus défensifs aussi en plus joueur douane yi li leen gën a handicapé mooy seen jeu intérieur parce que ñoom seen grand yi ñaari grand la ñu am te dañoo teel a am ay fautes donc dañoo mujj a obligé Mamadou Lamine Diop di jouer 4 pratiquement moo doon def le grand moom tamit mujj am 4 fautes Modou Mbaye am 4 fautes Assane Acha génn am 5 fautes donc loolu dafa joué ci fin wu match bi boole ci manque de réussite bi c'est vrai que ñëw nañ benn en un moment ñëw nañ ba mënee sax de 2 points mais soo amee équipe buy mel ne comme Mozambique nga xam ne seen jeu bi yëpp ci tir la boo dul défendre bu baax da nga koy jël da ngay jël 3 points yooyu te 3 points yooyu boo xoolee moo yóbbu écart bi mais gagné nañ benn match am benn match défaite là ñoom ñoo nekk deuxième provisoirement en attendant match GSP Zamalek bi boobu dañ ko reporté parce que dafa am kaw Covid bu am ci bi ñaari équipe yooyu moo tax ñu reporté match en attendant ñu xool fa la situation bi demee mais Douane ba léegi mën na qualifier parce que des na ko match bu mu joué samedi contre Zamalek su gagné match boobu day qualifié même bu ko gagnéwul mën na nekk tamit terminer meilleur troisième ça dépend ci yeneen poule yi lan moo fay am. match googu la nag diggante AS Douane ak Zamalek bu Égypte danañu ko daal di amal niki samedi gi ci bu 18h30 jotee équipe bu Égypte bi ñoom démb sax dañu naroon amal jongante seen diggante ak ñi di waa GSP bu Algérie waaye googu la jongante mujjut a am ndax mbas mi dañu ko daal di kon bokk détecté ci genn équipe bu naroon football ni waroon kon bokk basket ni ki démb seen biir ñu daal di waxtaanee wàllu beach soccer ak Sénégal mi nga xamante ni moom moo fas yéene dalal lii di Coupe d'Afrique des Nations ci week-end bi la ñu koy daal di door ca Saly équipe bu Sénégal nag nekk ci wàccaay gi ni ki démb ñu ngi doon amal geneen jongante xaritoo seen digg ak ñi di waa Seychelles Sénégal ka daal di daan 10-0 bi nag moo di seen ñaareel jongante xarito bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal Sénégal barki démb jotoon na leen daan 8-0 ba tey seen digg ak ñii di waa Seychelles jàppale nag ci lu jëm ci wàllu Coupe d'Afrique bi Sénégal match bu njëkk dina ko daal di amal kon bokk dimanche en ouverture seen digg ak ñii di waa République démocratique bu Congo ci bu 17h30 jotee ni ki tey ji sax ci suba gi ci bu 11h jotee suñu gaynde yooyu la di yëngu ci wàllu footballu tefes gi kii di jawriñ yore wàllu tàggat yaram bi dana leen jébbal lii di raaya réew mi ñu daal di waxtaane wàllu football ak coupe de la ligue 8e de finale ñu ngi ko doon amal niki démb Duc moom dafa daal di ñàkk ci diggante ak Union Sportive bu Ouakam 2-0 Teungueth FC daal di éliminé ñi di waa Renaissance bu Dakar 1-0 Génération Foot moom mujj naa génn ci jongante ko doon dox ci diggante ak Ndiambour bu Louga gannaaw tiro bi 4-2 ci temps réglementaire jàpp prolongation 1 but partout la ñu defoon Linguère bu Saint-Louis ak Stade Mbour itam noonu la ñu defoon 1-1 ñu daal di dem tiro bi Linguère daal di mujj am ndam 6-5 J Fatick ak Sonacos ñoom itam 1-1 la ñu daal di def ba ñu demee di tiro but li ko maanaam Sonacos moo ko mujj daan 5-4 jamono bu Fatick moom itam daal di match nul 0 but partout digganteem ak Jàmbaar waaye ba ñu demee tiro but jamono bu Fatick moo ca daal di am ndam 2-1 ni ki tey yi la ñoo fas yéene kon bokk yéegi di des jogante diggante Union Sportive bu Gorée ak Dakar Sacré-Cœur ba ca des diggante Mbour Petite Côte ak Jaraaf dañu ko daal di kon bokk reporté ba jëmi jamono ndax xam ngeen ni Jaraaf fi mu toll nii ñoom dimanche gi incha allah dañuy daal di sóobu ci seen quart de finale retour Coupe de la Confédération seen digg ak ñi di waa Coton Sport bu Garoua lay daal di doon ñu koy amal ci stade Lat Dior bu Thiès
mouvement nawetaan bi ñoom fi mu toll nii dañoo daal di mer ba futt li ñu bëgg nag moo di ñu daal di ubbi stade Parcelles Assainies ndax diir ngi nit ñu toog di xaar boobook léegi furaas ndax ay juróomi at ak lu tegal booba tey nee nañ ñu ngi defar li nga xam ne moo di stade bi ñoom nag jàpp nañ yëf yi jot na tey ñu daal di ko ubbi ba tax na ñi nga xam te ñoo yëngu ci wàllu nawetaan zone 8B ak 7C bu Parcelles Assainies niki démb ñu ngi doon amal ab sit-in ngir fexe kon bokk nu ñu daal di ubbee li nga xam te moo di stade bi yëf yi nag mooy amee woon ci teewaay président ONCAV di structure bi nga xam te moom moo ngànk wàllu nawetaan fii nii ci Sénégal di Amadou Kane ñu déglu ko ci micro Oumar Bow. dañuy ñëw wuyu appel les zones 8B et 7C des Parcelles Assainies dañuy daje pour fexe ne ba stade bi ñu mën ko ubbi parce que dafa yàgg nag 2012 ba tey stade bi ñu koy defar bi war na jeex stade bi lañ wax mais wax nañ yeneen stade yi wax nañu stade de Yoff wax nañu stade de Ngor wax nañu aussi Demba Diop wax nañu Iba Mar Diop mais wax nañu aussi stade yu xam ne ñu ngi à l'intérieur du pays que ça soit à Kaffrine muy Sédhiou muy Kédougou muy Ziguinchor depuis maintenant 5 ans Dakar dafa am pauvreté en matière d'infrastructure sportive te suñu bëggee am compétition yu bëri suñu bëggee xale yi mën a foo suñu bëggee tàggat yaram bu baax su dee dañu bëgg les ceux qui font la compétition bokk département de Dakar que ça soit waa nawetaan que ça soit waa football d'élite ñu mën a nekk au haut niveau il faut obligatoirement indéniablement que stade am yaakaar naa ne dëgg-dëgg que mouvement sportif mu ngi joytu loolu xëy na daf leen gën a ñaax te def sitting bi si loolu bokk te ñu gis ne que suñ ko defoon à la disposition du mouvement sportif le 1er juillet dafay gën a baaxal affaire bi dina tax mise en jambe bi commencé dina tax su dee dañuy organiser ay tournois wala coupe du maire ñu mën ko def mooy wax aussi Iba Mar Diop defaraat lumière Iba Mar Diop defaraat gazon bi lu ñu gën a naqari stade Demba Diop la am lu fa amoon ñaawlu nañ ko nag ba ay bakken wodd ñaawlu nañ ko mais aussi ñaawlu nañu le fait que Demba Diop boobu ba tey ñu tëj ko daaneel Demba Diop tey jii nii du mbir mu yomb Demba Diop travaux yi ñooñu commencé waaw mu nga noonu Amadou Kane di président ODCAV doon yëkkati ay kàddu naqarlu stade yi nga xam te ne jamono gi dañ ko daal di tëj fii nii ci Ndakaaru ba tax na mu gàllankoor seen i activité maanaam mbirum nawetaan ni fii nii ci Ndakaaru ñu daal di waxtaanee wàllu Coupe de France ni ki démb Paris Saint-Germain daal dina ko gagné seen digg ak ñi di waa AS Monaco ci wàllu final la woon Icardi ak Mbappé ñoom ñoo jot dugal bitu Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye ak Abou Diallo jot nañoo football ba match bi jeex Crépin Diatta moom jot na dugg ci wàllu seconde période bi kii di Ballo Touré moom jot football ci google final ñu wax itam ci geneen final di Coupe d'Italie ni ki démb lañ ko doon amal Juventus bu Turin daal di daan ñi di waa Atalanta Bergame 2-1 jël li nga xam te ne daal di ndam li ci Angleterre ñoom démb lañ doon amal seen avant dernière journée tombé ak seen 37e journée seen championnat Liverpool ba tey di wéy di tegle ndam yi moom nag démb dal na am ndam lu yaa 3-0 diggante ak ñi di waa Burnley Sadio Mané jot na football ba match bi jeex joxe tamit passe décisive kii di Roberto Firmino fi mu toll nii nag ñoom ñu nga féete si ñeenteelu place bi ci classement bi ba pare yore ñi nga xam te moo di seen destin en main ngir mën a qualifié ci wàllu Ligue des champions ni ki déwén lépp nag dina leer gannaaw dernière journée bu championnat bu Angleterre ñu nar kaa amal ci week-end bi nii di daal di ñëw démb nag ci jongante ñu doon amal Tottenham moom dañ ko daal di daan Aston Villa ka daan 2-1 Arsenal daal di fekk Crystal Palace ci dëkkam daan ko 2-1 Everton mujj naa am ndam ci diggante moom Wolverhampton 1-0 Newcastle moom dafa daal di mujj am ndam ci diggante mag ñi di waa Sheffield United 1-0 ñu daal di ko jeexale ak championnat d'Afrique bu Scrabble Sénégal nag daal na am médaille bu njëkk kaka gañe nag moo di Abdoulaye Dieye di médaille d'argent moom nag doomu Sénégal googu ma nga toog ci gannaaw doomu Cameroun gi Thiébé Stéphane Rodrigue di champion d'Afrique podium bi ki ko complété maanaam 3e place doomu Côte d'Ivoire di Zingbe Ge match championnat d'Afrique yooyu bu Scrabble ñu koy daal di amal fii nii ci Ndakaaru fas yéene ko jeex incha allah dimanche bi di ñëw àlla jasa macha allah mat na sëñ Cheikh jërëjëf. jërëjëf Guèye. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ginnaaw sport culture gi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi musée Théodore Monod daal dina ubbiwaat ay buntam bokk na ci exposition yi nga xamante ne mën nañ ko visiter jamono yi ay œuvre yoo xamante ne dañ ko abboon musée bu Quai Branly mu nar a dellu siwaat kon réewam lu amoon solo ci gis-gisu Amadou Mactar Mbow nga xamante ne ñu ngi woy di màggal téeméeri atam Ndeye Mour Sembène ngir sargal kii di Amadou Mactar Mbow musée Théodore Monod ak IFAN ay collection yu bees lañ teg ngir lépp yemb professeur Amadou Limbay di directeur du COUD. ubbi exposition bi ndaxte université à travers musée Théodore Monod bëggoon participer si hommage bi nga xamante ni réew yëpp ñu koy jagleel Amadou Mactar Mbow ñu def ko nag si wàll bi nga xamante ni musée bi fa la mënee wane ay collection boo xamante ni collection bu riche la ay pièces yu original nga xamante ni dafay seede parrain bi liggéey bi mu liggéey pour continent africain
mu nekk ay œuvres yu ñu récupéré ci yeneen bërëb yu ci mel ni musée Quai Branly loolee directeur bu IFAN di Abdoulaye Bayla Ndiaye moo ñu ko xamal. Aujourd'hui est devenu le combat de tout le monde par rapport aux œuvres. xeex bi Amadou Mokhtar Mbow doon def xeex boobu nag ñëpp xam nañ ko lu jëm ci œuvre yi nga xam moom la ñuy wax jamono ji du œuvre yoo xam ne dañ ko indiwaat waaye li am rek mooy ay œuvre yoo xam ne dañ ko abaloon yeneen musée rawatina nag musée bi di Quai Branly noonu lay mos di demee. Nous sommes rendus après plusieurs années de près. lu ñu bëggoon ci fësal nataal bi moo di bégal képp ku ñëw mu mel ni Antuna. C'est formidable. Mamadou Niang bokkoon na ci ñi teewee woon exposition bi. lu am solo la ndax xàmmee ko wala xamlee ko baax na ci pour ñu xam ne lii amoon na te lañ ko doon jëfandikoo ci suñu dund yëpp mooy bii ci wàllu lu ñuy produire di suñu culture ak suñuy instruments yu ñu yore. sargal Amadou Mokhtar Mbow bi dafa yemoo ak bés bi ñu jagleel musée yi atum ren bi nag thème bi moo di l'avenir des musées se rétablir et se réinventer maanaam ëllëgu musée yi nan lañ koy defaraatee. problème bi Sénégal mooy nit ñi amuñu habitude dem dugg visiter ab musée di gis-gisu administrateur bu bees bu monument de la Renaissance Biram Mbarou Diouf lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Mame Astou Kane ci jamono yi ñu doon màggal journée internationale des musées talaata ji weesu. soo xoolee Sénégal fii daanaka amuñu culture visiter musée yi te soo xoolee lépp a ngi ci musée yi mën naa jël comme exemple